Samasanté.net, le premier site web de santé au Sénégal. Visitez notre site web pour vous informer sur la santé. Comprendre. waaw fibrome ak myome dafa mel ni nga ne roxeer ne daba ñoom ñëpp benn la te ñoom ñëpp ci butitu njurukaay bi la ñuy amee benn bi la ci butitu njurukaay bi lay xewee donc dangay gis butitu njurukaay bi ci boppam moom mooy dem jur ay donj mooy comme li ñuy waxee donj ci ween noonu it am na ci butitu njurukaay loolu la ñuy wax fibrome. butitu njurukaay dafa am biir mooy fi nga xam ne doom ba fa lay nekk am li ñuy wax suuf bi muscle bi am li ñuy wax couverture bi ci kaw donc fibrome bi mën na nekkee ci biir mooy fi doom war a nekk mën na nekk ci muscle bi mën na tamit nekk féetee ci biti waaw foo yooyu moo am wala tamit mën na nekkee tamit ci diggante fi nen yi di nekk ovaires yeeg yooyu noonu mën na am genre localisation yi mën na tamit nekkee ci biir butitu njurukaay bi di génn ñëw ba ci sëyukaay bi voilà ba nga xam ne soo dugalee sa loxo ci sëyukaay bi rek danga koy làmb waaw li ñu moom la ñuy wax ci cause nag duñu wax cause ci fibrome dañuy wax plutôt yi nga xam ne su amee mën na tax fibrome boobu am mooy facteur favorisant yi donc li ñu seetlu mooy fibrome ëpp na ci nit ku ñuul maanaam soo jëlee ay jigéen yu ñuul ak jigéen bu weex tubaab da ngay gis ne ci nit ñu ñuul yi la ëppee wala ñi nga xam ne dañoo am deretu nit ku ñuul ci ñoom la ëppee donc li ñuy wax facteur génétique ñu génn ak li ñuy wax tamit ay facteur familial kenn par exemple maamam am na fibrome yaayam am na fibrome donc doom jooju moom mu am fibrome probabilité mu am fibrome mooy gën a ëpp ci kooku par rapport ak ki nga xam ne jigéen bi nga xam ne maamam amu ko yaayam amu ko donc loolu am na bon après gis nañ ne tamit ñi nga xam ne dañuy faral di am yaram yu bëri ñooñu tamit mën nañ ko am ñi nga xam ne dañuy teel a fóot tamit ay 12 ans wala avant 12 ans yooyu ñooñu tamit gis nañ ne mën nañ di développer ay fibrome. waaw alors gis nga soo jëlee jigéen yu am par exemple 30 ans lu mu bon bon ñaar fukk yi ci téeméer yi am nañ ko soo jëlee ñi nga xam ne ñu ngi jóge foofu ba jëm ba 50 ans dangay gis ñeent fukk yi ci téeméer yi am nañ fibrome yi soo demee tamit hôpital ci suñuy opération yi ñuy faral di def par exemple ma jël hôpital de Pikine bi nekk ci Camp Thiaroye bi soo gisee ci téeméeru jigéen yi ñu fa opéré fanweer yi fibrome moo tax ñu opéré leen donc dafa di loo xam ne vraiment di ko pratiquer. alors docteur. signe moom dañuy faral di gis ne jigéen bu am fibrome lu ci bëri ci li ñuy gis mooy dafay nàcc day gis deret bi dafay ñëw ci fóot bi suy fóot bi dafay yokk jour yi day yokk quantité bi ñëw it dafay yokk fóot boobu tamit mun na ànd ak méttit te ci biir fóot boobu di nga gis yenn saay mu ànd ak ay donj yooyu ci génn tamit mun na ànd ak méttit yooyu da ngay faral di ko gis da ngay gis aussi jigéen boo xam ne day faral di am ay méttit dafay gis suy waaj a ñëw biir bi di métti wala jigéen boo xam ne dafa amee ay méttitu ndigg du comprendre jigéen boo xam ne foo ko fekk 1 2 mu dem sawi 1 2 mu dem sawi tu sawee tuuti lay saw wala koo xam ne dafay faral di seere donc yooyu d'habitude ay signes yi ngay gis la ou bien nag ku jigéen kooku yooyu signes yëpp amu ko mais toog na ñu ngi ci biir sëyam amul doom donc mu ñëw consultation ñun ci suñu seet ñu gis ne dafa am fibrome donc yooyu aajowoo jigéen ñu bëri suñu déggee fibrome opération lañu njëkk xalaat soo leen nee fibrome wuy sama dañ ma nar a opérer ñoom seen àdduna tukki na voilà mais du loolu parce que du fibrome yëpp la ñuy faj tamit fibrome bi nga xam ne sonalul ku jigéen ki soxlawul faj andi lu la règle biir bi méttiwul à la limite xamoo sax ne da nga am fibrome loolu wàññiwul la dara fibrome boobu kenn du ko laal. waaye fibrome ëmb te pourtant jigéen di ngay wax tiit boobu tamit da nga siy gis ku ñëw ëmb nga xool defal ko échographie gis ne dafa am fibrome mu tiit commencé di jooy sama ëmb bi dina yàqu ndax dégg na ci lu bëri. waaw c'est vrai que nag yooyu day faral di am mais loolu yëpp c'est en fonction fibrome bi ni mu day ak fi mu féetewoo loolu la donc mun na andi ay gàllankoor ci ëmb mais da ngay gis jigéen yu bëri yu ëmb di am seen fibrome. yeneen yi ñu mën a wax mooy xëy na jigéen bi di def sport suy def contraception yenn contraception yi baax na ci ñi di wax appareil ñi def ci butitu njurukaay te mi ànd ak hormones yi yooyu day protéger entre guillemets
alors dinaa la wax benn boo xam ne biñ ma ko waxee sax ay ree la ma def mooy tux da koy wàññi ndaxte dafay am lu muy jëflanteel ak ndoxu jigéen bi day wàññi comme day wàññi si ndoxu jigéen bi su boobaa loolu mooy day bokk si di dundal fibrome su boobaa dafay wàññi fibrome bi voilà yooyu daal xëy na la ñu mën a wax daal. docteur kon lan mooy sa kàddu bu mujj. waaw xanaa di dolli di la gërëm si initiative bi nga def nii parce que war nañ di wax ak population bi ñu mun di xam ndaxte am na yu bëri yoo xam ne jaaxal na leen. Samasanté.net, le premier site web de santé au Sénégal. Visitez notre site web pour vous informer sur la santé. Samasanté.net, votre santé, notre priorité.